wala nu ñu koy jaayee pour xaalis boobu yëpp dugg ci keesu réew mi loolu mooy pencoo al amin bi ci des mu ni bu fekkee waa CENTIF kese CENTIF ci nguur gi lañ ko xamee CENTIF man maa ngi jëkk a jàllale information ci rapport bu mu defoon atum 2006 laa la wax de 2006 xam nga la moo nekkoon rapport CENTIF muy Sénégal ci kanam tuuti bâtiment yi day mel ni garab yu ñuy jëmbat bari lool te dara sabab ko lul blanchiment d'argent te mu ngi gën a ëppee Dakar Touba ak Petite Côte et li mu waxoon moom CENTIF ci 2006 boobu ba léegi loolu moo fi nekk yow boo génnee banque gi ngay banque ak tabax yi ni ñuy yokkoo ak banque yi ni ñuy yokkoo tu te poses la question man réew bi ma nekk damaa xamul ban réew la moo tax CENTIF booba la dànkaafu woon mais dañu amoon ay kilifa yoo xam ni daaw ñu woon jox valeur yooyu pour askan mën a xam li xew tey nga am ay kilifa yoo xam ni dañ naan la 55 rapports yu CENTIF teg nañu ko ci kaw taabal ji 9 rapports yu OFNAC 9 rapports yu IGE mais loolu ay 9 rapports ay 55 rapports ay nangami rapports te ñu doon wax ni dañ daan toog naan mais rapport Cour des comptes ba léegi kenn gisu ko bu daaw sax génnagul président ne maa ci teg conco bu daaw jéeg génnagul jékki-jékki bu ñu toogee 4 ans 5 ans balance ñu benn rapport ñu ni bii mooy rapport 2008 wala 2012 ñu ni rapport yi mënut a gaaw nag parce que bu ñu ko jàngatee dañ koy jox ñeneen ñu xoolaat rédaction yi jàngat ko jox ko président dina ko jàngat mënut a gaaw donc ñun journalistes yi li ñu doon jox mooy ay rapport ñetti at ba ñeenti at waaw loolu la ñu doon jox alors tey fi nga toog nii la benn quotidien xëy am rapport yëpp wax la ni bi ñuy foloo ak léegi taxawal fi pôle judiciaire financier am nañu fi xaalis 35 milliards am nañu fi xaalis 3 milliards 900 am nañu fi 115 véhicules am nañu fi 20 titres fonciers am nañu fi 200 hectares am nañu fi 55 rapports CENTIF am nañu fi 9 rapports OFNAC am nañu fi 9 rapports IGE waaye lii bu dul pencoo luy pencoo ñun lii la ñu bëgg de bëgguñu sol ay grand boubou di xonqal guddalu socc ni da nga may représenté ci ndaje boo xam ne yabaluma la fa dañu bàyyi seen caax gis nga Sénégal dañu war a jeexal folklore di def lu concret sàcc nañu seen alal te gis nga fi may jeexale mooy alamin foofu lay jeexale wax mu nekk lu am solo lu ñu war a bàyyi xel junj naa la ko sànq bu ñu bokkee am réew ñun ñëpp ñu dénk la nga téyal 19 millions wu Sénégalais yi seen moomeel ñu jël beneen pouvoir jox ko Fatou Abdou Ndiaye man ma jalgati Fatou Abdou wooma sama réew jox ko pouvoir ma defal ko ay compte moom te gënuma fee dëkk ëpp moom njàng mu déglu ma noppi ne li nga wax yayu ma daal di woo administration pénitentiaire ni leen téyel leen ma ko mais ki la téyelu foofu noonu lan la ëpp la dara li ko réewam jox ci pouvoir moo tax mu man loolu mais loolu xam nga ci paana ji lan la mooy parce que li nga téye woon du pour moom du pour yow pour askan wi tax nga légitime la yéen ñaar ñëpp ngeen légitime askan woowu nag képp ku leen teewal ci ndajam folklore bu ñu la yabalul lan fa def légitimul. D'accord président Bassirou Diomaye Faye ci bi mu ko falee on se rappelle bi muy njëkk a def face à face avec les journalistes waxoon na ne il fera le maximum pour que tous les rapports des corps de contrôle soient publiés et que mu nekk ay rapport en tout cas rapport public ñi mën cee teg bët muy yorinu askan wi une gestion sobre et vertueuse la Macky Sall waxoon ci ay jamono après gis nañu li ci tegu une gestion transparente la ñuy wax gis nañu ay pas yoo xamante ne ñu ngi koy teg démb ñu ngi doon wax déjà maak yow ci rapport CENTIF tey le rapport de l'OFNAC est-ce que lii mën naa tax xel dal. dara changé wul bu ñu nee dara changé wul waxuma pour lu négatif de ce sont les mêmes hommes qui étaient dans ces corps de contrôle parce que ñooñu ay fonctionnaires de l'État lañu c'est vrai que mën nga tabb ku koy jiite mais ñoo fa nekk ils ont toujours produit des rapports et il faut toujours saluer le travail de ces corps de contrôle au Sénégal. Exact. Parce que la plupart ñenn ñi magistrats lañ am na ci yoo xam ne xëy na du magistrat mais ils font leur travail normalement. OFNAC du tout. OFNAC IGE Cour des comptes CENTIF. Pôle judiciaire financier ñi ngi ci seen liggéey ñi ngi def seen liggéey et la preuve mooy avant-hier la ñu fi commenté démb la ñu commenté le rapport de la CENTIF. bi wax ne ci atum 2025 maanaam ci jamono ji entre 2025 ak léegi ñi nga xamante ne ñoom la ñu teg loxo. wala ñoom la ñu jàpp ne ñii dañoo luubal ba ma ne on ne doit protéger personne. rawatina nag nit ñi mën nañoo nangul lépp
sax ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon di ko lam parce que bàkkoowuñu ko daan nañu bind nii rek des slogans mais dans les pratiques du ñëpp nag am na ci loo xam ne wute na mais ñii dañoo takk rajo yi takku micro yi di bàkku jubal jubanti bind maanaam vilipender ñenn ñoo xam ne dañoo jàppoon ne dañuy lubal xaalisu askan bi donc moo tax ñoom durant leur magistère ils n'ont pas le droit aujourd'hui ñuy tudd kenn ku leen jege koo xam ne luubal na et nit nag Alamine njaboot gi nga jur sax mënoo assurer que ne yow ci sa bopp li nga bëgg bu ñu yeewoo suba teel ba keroog ñuy duggaat sa biir kër di tëdd moom la ñuy def waaye daa veiller ba képp koo xam ne def na ci loo xam ne warta def nga bañ ko protéger et que nga jébbal ko yoon mu def ci liggéeyam. Le pôle judiciaire financier depuis qu'il est là septembre 2025 bi ñu ko tegee ba tey mi ngi def liggéeyam 4 mois la ñu tem ñu xamal leen ñu ne 2 milliards 500 recouvré nañu ko. teg nañu loxo tant de personnes. ñu demaat encore de septembre à avril ñu ne lu toll ci 258 personnes yoo xamante ne daat nañu leen teg loxo ci ñoom boole ceeg 18 milliards de francs CFA mais gis nga entre avril 2025 ak mois d' avril bii nga xamante ne ci la ñu génn 2026 Mansour bu ñu mënee yegg ci 1099 mais comment les gens moom la ñu amee facilité pour di def njuuj njaaj ci la gestion des deniers publics. Et pourtant, c'est dans sous le magistère du président de la République. Rapport yi ñoom bu ñu ko jotee day nekk loo xamante ne du nekk rek exclusivement parce que Exactement. Le pôle judiciaire scientifique moom moo génnee rapport boo xamante ne wax na ci xam nga lim bi toll ci 1090 mais le pôle judiciaire financier dañ koy jox ay dossiers yoo xamante ne day jiitu. Exact. Parce que lim fi fekk day donn lim fi fekk te lim fi fekk ay rapport la yu bari yoo xamante ne léegi dafay dugg ci loxoom. léegi nag bu duggee ci loxoom ça veut pas dire que ci magistère bi képp la day nekk loo xamante ne dafay précéder magistère bi mais ay rapports yu mu dajal ci ñooñu la déglu et ñi mu ci déglu toll nañ ci 1090 personnes lu toll ci 35 milliards de francs CFA ña ko jëloon moom delloosi nañu ko nit nag lu muy delloosi parce que xam na ne moo ko jël waxuma caution de la caution ça ne signifie pas que nit ki li mu cautionné parce que moom moo def waaye bu ñu nee recouvrer mooy wane ne yow li ñu la tuumaal moom def nga ko ba tax na yow nga fay xaalis boobu nga xamante ne moom nga jëloon maintenant nag fi ñu war a wax moom mooy comment les gens ont la facilité ci alalu askan boo xam ne dañu leen ko dénk pour ñu jiite ko ñu def la gestion maanaam une gestion boo xamante ne dafay jaar yoon Mansour wax na léegi lu am importance jiital la taxul nga dàq jàng taxul nga ëpp xam-xam taxul également yow li ñu la jox parce que am na ci poste yoo xam ne c'est purement politique da nga koy jox ko xam ne Mansour da lay leen ne kii xamul dara dëgg la. mais dañ ko koy jox tout simplement parce que politique la nga jiite lëkkaloo ak DAGE ba lëkkaloo ak ki nga xam ne moom mooy décaissé ngeen di def ay détournement yoo xamante ne yow boo dawee à des kilomètres romb baykat boo xamante ne mi ngi tiim jiw woo xamante ne jiw wa amul qualité wala amul jiw bu mu wala da ko leb yaa ngi daw ay kilomètres gis tali boo xamante ne baaxul Mansour te xaas boobu nga détourné mën na ko servir mais yaa ngi daw ay kilomètres gis ay ndaw yoo xamante ne say doom gënu leen et ñu ngi jàng sous des abris provisoires ci ay ñax la ñu jàngee dañuy lal ay basang al amin di jàng wala dañ leen di tegal ci ay banc yu suufe pour ñu jàng te amaana yow moom yaa nga jóge woon ci village boo xamante ne loolu nga doon dund il y a plus de 35 ans ou 40 ans aujourd'hui ñu jox la benn direction benn ministère bànqaas bu mu ci mënti doon nga war a fexe ba alal li ñu la jox yow nga yemale ci say bëgg-bëgg mooy doylu te xam ne salaire u 5 millions ak ki am 100 000 francs luñ la ci mënti jox amul nit ki lu ñu koy fay par weer mu doy ko mais moom mooy def ci xelam ne dafa war a doylu mais su fekkee ne yow da nga bëgg a nekk am poste de responsabilité boo xasee ba am dugg nga ci politique loolu la ñu tàmmal c'est-à-dire boo xasee ba am nga engagement politique lu mu am la politique rim ak génnee xaalis même boo joxul nit ñi xaalis di nga def essence Mansour di nga def carburant sa diwaan di nga fa dem week-end bu nekk di nga jéem a xool jàkka ja di nga xool ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi di nga xool tout tànk yi ku feebar yow lay wax loolu noonu yëpp nga bëgg ko jëlee te yow amuloo ko mënuloo ko nga bëgg ko jëlee ci sa poste de responsabilité boo xam ne lan lay indi détournement lay indi des deniers publics boo xam ne sénégalais yi ñoom ñoo ko moom moo tax il faut tout faire pour ces mesures coercitives là nga xamante ne dañu koy jël pôle judiciaire financier di ko def mu ciy dem jusqu'au bout nga xam ne au moins ku bëgg a def loolu wala ku ñu jox poste de responsabilité di nga xalaat ne ab salaire nga ci am bu dee prime la ca nga war a yem te nga doy te mu doy la sëkk ndax lu mu mënti doon am na ci ñoo xamante ne tanee nga leen ko te gënoo leen parce que dañ la jiital parce que jàpp nañ ne kese mën nga ko doxal. Je reviens sur ces propos du président Bassirou Diomaye Faye le jub jubal jubanti mais ci ginnaaw ga encore une fois démb Fatou Abdou wax naa ko kaddu Birame Souleye Diop biñ koy soog a jébbal li nga xam moom mooy ministère de l'énergie du pétrole et des mines li ñëpp bokk
ñëpp dañ cee war a jot kon nañu taxawaay boobu ndax bu ñu ko deful xam naa ne ëllëg dina am yeneen ci ay jafe-jafe waaw fi mu ne nii moom mën nañoo yëkkati. waaw mën nañu yëkkati. waaw dañuy recevoir xoolal lii affiche bi Alaaji ñu bàyyi xel si ni rapport yi ñu wax nii. encore une fois du ay rapport la ñu wax dañu wax ni pour jubbanti benn nit yu foog ni